transparence ak suivi je crois que c'est le mot à adopter. C'est le mot qu'il faut retenir. C'est le mot à adopter fii ba 2024. Transparence suivi. Transparence et suivi. Merci Awa. Madame Touré. Voilà Asma Khadija. Asma Khadija. Quel joli nom ah. Aïcha mi ngi noonu dañuy dugg ci actualité daal di dalal Pa Assane Seck ci li nga xamante ni moom moo di la chronique du vendredi. Aïcha dañuy waxtaanee sommet France Afrique Macron face à la société civile africaine. dama ko bëgg. soo bëgg on a mis finalement Emmanuel daa muus. Emmanuel. daa muus daa bëgg dëkkam. te loolu mooy yoon. lépp lu ñu fi yekk tubaab bi ñoom dañoo bëgg seen bopp bëgg seen dëkk xam seen bopp di dem di uti jaboot lañu dañuy dem uti indi dundal seen jaboot. moo xam nag mu ngi koy amee mais dañuy wuti. dëgg ñun nag ñun wuti wuñu ba pare jël li nu am li nu dese ak su néew di leen ko jox. di joxe. waaw loolu nag moo tax tey madame Touré. nu wax la ne la am na la nga xam ni xew na moo di kii di Fatou mii nga xam ni moom dafa bokk si ñun nu ngi laa ziar. moom suba la anniversaire am sax nag. anniversaire am boobu ñuy anticiper daan si ñëw après. incha allah may wax ne. tey le 8 octobre. waaw 2021. tey la bis ba màgg bi tey la Emmanuel Macron di dajale ñi nga xam ne ñoo bokk ci jeunesse su Afrique bokk ci société civile Afrique fële ca Montpellier. mu nekk nag loo xam ne tey presse sénégalaise yëpp sax mënoon nañ une yëpp nekk loolu. fa la leen di dajale. Montpellier la leen di dajale. la leen dajale. te Afrique la ñu war a waxtaanee. yéen a ngi fàttaliku yaa heure bii daaw bu ma juumul Montpellier googu doon na fa bëgg a dajale chef d'état yi. bu ma juumul mooy ci problème mu Sahel bi ngeen ñëw ñu waxtaan ci li fi xew nangam na bref. waaye dafa am lu changé donne bi te li changé donne bi mooy fa ñu jëm Emmanuel Macron dafa ne bi muy wax ak européens ñoom dañuy waxtaan seen biir. mu ne leen presque nous sommes en danger pourquoi des nations ont disparu des pays ont disparu xool leen antiquité xool leen histoire mu ne il faut que ñu bouger il faut que ñu xool nan la ñuy adapté woowaat mooy update mooy recycler wu pour mën a continuer di exister ci biir loolu moom ci ay termam mu tudd la civilisation européenne blanche hellène daal di wax ne kat jóg jot na nañ takku mais ci biir jóg jot na bi ñun buñ nee ñun Afrique ñun tamit jóg jot na ñoom dañuy fexe nun ñuy tasee ñun bu ñu tasee ba pare door nag ñoom jóg ci biir tas bi nag sawaay madame Touré sa yow sa orange bi neex na ma trop ci biir tas bi waaw ci biir wax dëgg yàlla ci biir tas bi dañuy xool ñu mel ni Baye Assane Baye Assane nekk warkat bokk ci ñun ñu tënk ñun ñu ne ñun Afrique ñu ngi nii toog dañoo war a jóg waxtaan ba pare Baye Assane jaar ne ca prox ndoll ba nasaraan xaar ko ci buntu bu ne ko alors seen ndaje bi c'était bien gisee ngeen waaw gisee nañu donc gars yi nee nañu non mais c'est que loolu c'est bien yéen jàmbaar ngeen yëkkati mbagg. mais nasaraan du ko wax waral de. danaan ko xam nga yow sama xarit nga man ñun dinañ leen jàppale ci biir jàppale bi dinañ def nii ak nii ak nii mais yow man ak yow loolu man ak yow la dinañ kii. waaw noonu lii fi ne sunu kilifa yi nag di préférer seen avantage personnel à l'avantage général ou les avantages yi nga xam ne moo concerne mbooloo mi. li xew Montpellier ku ñoo wax Achille Mbembe. daanaka moo ko tëggat. africain la ni ñun. dégg nga wax. waaw. waaye comme nasaraan daa muus day xool ñenn ñi mu mën a waxal ci suñu biir influencer leen defloo leen ñu tëggat ndaje moomu li ko wundu mooy jeunesse africaine dafa am beneen attitude vis-à-vis de la France. c'est vrai. attitude boobu changé tiital élite française. ñu ne hay caaf xam na parce que dafa am lu tubaab sóorul woon les effets. de l'internet. sóoru ko woon. bi ñuy jàpp médias yi ñuy salfaañe RFI France Télévision France 24 CNews iTélé ñu àndandoo di ñu gëmloo di ñu wan
internet ñëw. leeral bu ñu nee internet waaw réseaux sociaux yi day yàq xale yi et cetera mais ak bare lu baax. xam-xam bii xew dëgg moo tax tey Afrique dékku coronavirus. bu dul woon internet coronavirus def mu lu bon waaye mbir am na madame Touré mbir am na. lu xew la nganda xew na. la pata. maam mën nga maa woon journal La Tribune s'il te plaît. pour nga gis. li xew diggante ñun ak nasaraan. ak ni ñuy dundee ak ñun. ak faveur yi ñu leen di defal. exact au détriment. seen ay doom suñu ay business. xool leen journal bi. Dominique Strauss-Kahn est-il plus sénégalais que des médias. et pourquoi cette question justement. parce que simplement dañ ko defal ay faveur. il gagnerait 600 millions de francs CFA soi-disant sur ay durée yu ndaw ci suñu kaw. parce que simplement à la limite il paraîtrait que sax impôt du ko fay. vu que gisante na ak sunu ay kilifa fii ci Sénégal. du fay impôt ñun yëguñu woon sax ne. am na fi dara. wala ñëw na fi ba gisee ak ñoom ba nekk ak ñoom wala gisante nañu feneen xamuñu woon benn affaire moo si nekk lii tubaab bu ne war naa mën a liggéey ak ñun. waaye li tubaab di am. na Sénégalais bi ëppale. dëgg la ban homme d'affaires moo am fitu dem Maroc. ëppale marocain. amul mënul nekk. waaye ñun fii suñu dëkk yi marocains yi de ñoom moom banque yi. ñoom lañ gën a privilégié sax. exactement. laaj leen sapeur pompier. camp Abdou Diassé. Adowa. loolu mooy bokk na ci scandale yi gën a mag ci Sénégal. buñ leen waxee mètre carré ba lan lañ ko joxee ñooñu. pour ñu tabaxaat ko di ñu ko jaay ay 75 millions jëm kaw appartement. mooy fi pompier nekkoon. waaw. na Sénégalais yi laaj ñaata la leen état bi joxee mètre carré ba. ak ñaata lañ koy joxee Sénégalais bi. ñaata la ñu exonéré Auchan ci bi muy agsi fii. ak lu ko permettre Auchan war a mën a jaay moins cher que ñeneen ñi foofu la ñuy waxee. tubaab nag loolu la bëggul mu yàqu benn yoon te jaral na ko lu ne xam na ni fi mu nekk nii réalité yi changé na. la Russie qui donne au Mali 4 hélicoptères. mu nekk lu musul am si àdduna. France tiit daal di ne attention danger am na li ma neex ci mbir mi nag mooy Russie moom du ñu wax dañ naan teg bu dañuy teg tànk rek France patiné. attaque organisée lañ def Centrafrique sa dëkk ba. attaque organisée sa dëkk ba Centrafrique. guerre froide bi gën a rëy ci 2021 bi mu ngi am Centrafrique. diggante Russie ak France. jamaa bu dul jeex moo nekk Centrafrique. tubaab yi ay ati at depuis Jean Bedel Bokassa. ñuy jël di yóbbu bu waa dëkk ba naree yow am jàmm ñu jaxase jullit yaak catholique ya bu ñu naree am kii ñu jaxase ethnie ya loolu nag la Russie ne na dakk Mali ñëw ñoom cogel daal ne doon bi changé na link ak Russie carte googu nag day law ba fii dégg nañu suñu kilifa yi nekk fii di wax ne woy Mali ñu nag ñoom ñoo bokk position yi ñu am comprendre nañ ko mais dañu waroon souveraineté la Mali bëgg ñun bu ñu amul fulla ñun bëgg souveraineté Mali moom am na fulla bëgg souveraineté ma tëj fenn mooy que la jeunesse africaine bi nekk Montpellier di wax ak France jeunesse bu ñu tànn la taillée sur mesure ce n'est pas forcément la vraie jeunesse africaine bi nekk fii du tere nag am na ñenn ci ñoom ñoo xam ne dinañu wax ak Macron tey wax ko dëgg bi wax ko fi Afrique toll waaye li wóor ba wóor mooy li woon wonni na li woon wonni na panafricanisme Soxna Fall dafay gën di jël ampleur nit ñi dañuy gën di bëgg seen source normale muy ethnique wala seen source raciale tey ji Bayasan nit ñi ñoo ngi naan waa France naam tiit nañu waaye Poutine a leen yëngal du Poutine mooy président Russie Vladimir Poutine waaye il faut nga defal ñu nag un bloc sur justement le parcours de Vladimir bu ko defee na nga ne kooku moo toog ak Sarkozy ñu wax officiel ba pare mais laata ñuy wax officiel xam nga kilifa yi dañuy gisante. waaw xamal lu mu ko wax. ñu waxtaan mën na ko maa la ëpp doole. nga ne maa la mën. boo fi defee loofu damay déconné. nga ne wuy ma Sarkozy dugg. ca officiel la ba ñu génnee ñoom ñaar wax ba pare. dugg toog ñaq tooy kat journaliste yi jaaxle ni lu tax waa ji war a ñaqee nii. te officieux ba. ñenn ñi pour rafetal ñu naan non sawaay xam naa dafa jël whisky bu ëpp quoi. fekk boobu kii daf ko tàngal. tiital ko te lii fi ne ba tey. te Poutine dégg naa moom du jëfandikoo butéel bi. non moom yooyu sax newu ci.
nga ne yow plus Vladimir Poutine bi dëgg yàlla na yàlla yokk fanam mooy. amiin mi ngi noonu Soxna Fall pour revenir justement à une jeunesse assez consciente même bu dee ñoom te ñoom ñoo ñu yóbboo foofu ñoom ñoo ñuy fàttali ni vous êtes des immigrés vous n'êtes pas chez vous rentrez chez vous retournez chez vous waroo leen bokk ci aide sociale RSE yi am tugal wala li ni mel ba nit ñi commencer prendre conscience et retrouver l'amour justement de seen pays d'origine yi léegi bu fekkee ni tey africains yi yëpp commencé am esprit panafricain boobu ñoom ñu ne waa dañ ci utaat pexe est-ce que pexe yooyu tamit ñoom nekkuñu di nax seen bopp nax seen bopp wala di ñu nax peut-être ñun la ñuy nax te ñun tamit mag lu mu nangu ñu teg ko dagan na ñu nangu ko ñu teg ñu ko day daal di dagan ndaxte il faut savoir à un moment dire stop dire arrête ci jamono joo xam ne auparavant nii la xewee woon nii la tëddee woon jamono day dox at yi di gën a dox kon à un moment 2021 war na am ak coppite goo xamante ne si day nekk en notre faveur xëy na Ndar mënul xëy rek sotti mais ngay def des pas en avant di projeter vers l'avant un jour dina mës a ñëw booy wax maa bañ bu yàggee dinañ la bàyyi xel buñ la waree proposer benn affaire sax dinañ ci xool yow sa intérêt même ñoom buñ ciy def seen intérêt mais à chaque fois rek bu fekkee ne luñ la teg nga tegoo ko di xool ni ñoom dañ la bëgg wala ñoom ñoo lay jàppale ñoo lay dimbali day gën a métti ci ñun. L'hypocrisie des blancs certains en parlent Oustaz Diaga nit ñi nee nañ nasaraan si dafa hypocrite naturellement te ba pare day def ci suuf maanaam mer sedd la du loolu la ñuy wax ci wolof. mer sedd la day ñëw xool oustaz xool soxna xool rek fu war a am faay te ànd yëpp day am fuy am faay waaye nit ñi war a passer outre moom tubaab bi mu cerner lool daal di la dooleel côté boobule nga jëmmal sa intérêt yu bopp. fàtte ñi nga xamante ne ñoom ñoo bootu sa ginnaaw ba tax ngeew nga teew ci kanamam est-ce que tamit suñu dirigeants yi wala ñi ñuy jiital à chaque fois wala suñu chef d'État yi jotul ñu yeewu tamit wala ñoom ils sont au pays de Alice au pays des merveilles. am naa su mag ñi jeexee musiba am. dëgg la day doom xam nga lu tax ma wax loolu. man Pa Assane wax sama xol dafa tàng. lu bon nag man dina lire journaux arabes yi. yéen doyen bu ngeen xamoon journal yi yéen da ngeen wax lan russe. waaw mais Turquie gën a garaaw. exact mais France il a de sérieux problèmes. avec la Turquie. yu garaaw yoo xam ne ñu xamuñu ko. France bi ne Afrique lay langaamu. wallaay yi affaire jeunes yi ko créé la mais jeunes yi ak ki ci kër yi du ñu benn. gis nga l'état bu deful attention yii muy créé yëpp pour lan am lu mu la nëbbal. te ku dee weere ku dee weere te ku ñàkk sa nguur ñu toroxal la. dëgg la. kullu nafsin bi ma kasabat wax yàlla du sama wax. bu ñu naan waaw sa jamaa bi waa ñu fas yéene bisa ngi ñëw. nga rëccu la doon dund. xam lu tax ma xoolal. xoolal buur bu daanu rek ana estafam ana généraux ya ana ay militant am. yàlla rocc na la mu ko joxoon. dëgg la kon nit ki da ngay dund gore ba gore waaye maa ngi dégg ñu ne 1 milliard mën nga ci lekk ba faatu. kon lu ko fi jar. très bien. di maanaam en tant que africain ñoo ko xam ne bi dama yàlla baal man réew arabe laay dem musuma dem France te pendant 57 laa juddu man am naa carte kii fa France. oui bëgguma faa dem. oui ndax lan ñii kuy naa fekk ci àdduna ñoo la raw. sama bàyyi dafa may jàngal ci ñoom. dafa nekk ak ñoom yàgg. boo ko déggee mooy waxee ne la ñoom dañuy fexe rocc li ci ñoom solo la seen bos jotul. très bien kon ma xam mooy la na nañu topp suñu mag yu baax yi nekkoon ba pare soqal suñu mbay mi defar suñu njàng mi ba pare nag defar faj ku feebar faju. très bien. mi ngi noonu en tout cas merci beaucoup justement Baye Assane laata ñuy tëj chronique yi dañu lay delloo lenge yi aujourd'hui un message fort à la jeunesse africaine. je pense que jeunesse bi comprendre na léegi. loolu moom nekkatul débat léegi nag lu ñuy wax dolli cere. yokk cere dolli neex. exactement. gën a insister et heureusement que les médias sénégalais aussi ont compris. très bien quand on voit un journal comme 24 heures bii génn tey ci suba. ils ont titré sur le sommet tey presse sénégalaise yëpp mënoon nañu titré ci loolu. wax lan parce que fi ñu toll nii.